àllarba ñaar fukki fan ak ñett siiw rek yi gàmmatum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi da leen jàmm si xibaari marax yi li ci gën a fës lu toll si juróom-ñeenti téeméeri kilogramme cocaïne ak juróomi tonne hashish di ay drogue yoo xam ne douane bu Sénégal ñu ngi ko teg loo xaatum 2019 ba 2020 lakk nañ ko tey ji ñu lakkee ko nag fi nga xamante ni bii moo di cimenterie bu Sahel si tàngoor wu métti woo xamante ni bii dina tax googule ñoolu daal di yàqu toll na si ay koppar buñ ko xaymaa si téeméer ak ñaar fukki milliards jamono joojee ñuy xeex ak li nga xamante ni bii moo di jëfandikoo googee di drogue réewum Sénégal it war a xeex ak li nga xam ne moo di corruption si réewum Sénégal li nga xamante ni bii moo di ger gi jikko ju fi dul jukk ndax loolee la demee laaj bi samp nañ ko si ñi nga xamante ni bii ñoo di penc mi askan wi joxe seen xalaat joxañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi nee nañu ñoom ñoo war a doxee li nga xamante ni bii moo di xar kanam gu baax bu ko defee askan wi yëpp mën nee na topp te loolee lu ñu mën a daal di fànq la dinañ ci ànd ak Awa Thiaw mi nga xam ne def na si gëstu bu yaatu jamono joojee tamit sa diwaanu Kolda SEDAF ba ñoom ñu ngi xeex ak li nga xam ne moo di li nga xam jàngoro ji ñu tuddee Sida SEDAF di kër gi nga xam ne moo di kër gi taxawu soxna yi ngir tàggatu gu baax a baax loolee di ab ay doxalin boo xam ne diggante juróom-ñeenti fan di tey ba fukki fan ak juróom si weer décembre bi ñu nekk ba ñuy amal ay bis yi yoo xam ne dinañ ci tàggat tey saytu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di soxna yooyee ngir ñu mucc si loolee di Sida. dëkk vert tey ji ñu leen di yóbbu fi nga xam ne moo di Diamniadio nekk dëkk boo xam ne jamono ji nag daanaka bër yëpp wëlbatiku na foofee ndaxte dëkk buy màgg lool la waaye tamit xar kanam gu yees gi nga xam ne am na ko loolu waral nag Babacar Seck dañoo xam lekk moom ak jafe-jafe yi nga xam ne ñi fare feneen fi nga xamante ni bii liggéey yu mag yi nekk fa nan la ñu gisee noonu Diamniadio di yokkee lii mooy mbokk yi li gën a fës si li nga xam ne moo di jotaay xibaar yi nees kis ñu yaatal ko. seen université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lañ koy dooree foofee ak jàmbaarloogu métti la ndongo yi xëye woon nag ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ba sax ñi nga xam ne ñoo di jàngalekat yi wàll si li ko waral di jafe-jafe boo xam ne am nañ ko si wàllum bourse yi waaye bi ñuy ñaxtu nag la ñu teg loxo juróom si ñoom ak ki nga xam ne moo di professeur Babacar Diop waral nag ñaxtu ga gënoon a tar lool foofee sa daara ju kawe ji fii si Ndakaaru nga xam ne moo ñu duppee Cheikh Anta Diop mu taxaw noonu jàkkaarloog li nga xam ne moo di daara ja ndax nataalam boobee nga xam ne moo fa nekk ndongo yi nag mer ba futt la ñu defoon ndax dafa mel ni jàmmarloo ya métti na ba ay gaañu-gaañu yu bëri si am waaye ñoom li waraloon mer gi moo di ñu ne ñetti weer a ngi nii ñoo xam ne toog nañu ko te amul kenn koo xamante ni bii sa daara ja jot na li nga xam ne moo di ndàmpaay yooyu ñu duppee bourse ñu joxeñ baaraamu tuuma direction bu bourse nga xam ne ñoom it nee nañu dinañu def ay jéego ba lu yàggul dara ñoom ndongo yi mën a jotandi si li nga xam ne moo di bourse yooyee indi woon nag jafe-jafe gu métti si dem ngeeg di ko gis si Ndakaaru ñu wax si leneen ak wàdduwaan yi nga xamante ni bii ñu ngi demoon fa nga xam ne moo di cimenterie du Sahel li nga xam ne moo leen fa yóbbu woon nag moo di drogue bu bëri boo xam ne teg nañ ko loxo diggante atum 2019 jàpp atum 2020 bu ñuy xayma toll na si juróom-ñeenti téeméeri kilogramme cocaïne ak beneen drogue boo xam ne moom ñu tuddee hashish lu toll si 5 tonnes juróomi tonnes yoo xamante ni bii lakk nañ ko foofee nag si ay fuur yu tàng jër yoo xam ne dina tax boobule drogue kenn dootu ko mën a jëfandikoo bu ñuy xayma koppar yi nga xam ne nag bu ñu jëfandikoo woon drogue boobee dina ko jur si ay koppar dina toll si téeméer ak ñaar fukki milliards suñuy koppar bu ñu sukkandikoo si colonel Babacar Mbaye mi directeur général bu douane si port bi ñu teew lay kàddoom. boo xoolee rek lépp li cocaïne bi rek tey liñ fi lakk jege na 1 tonne 900 tonnes yu teg la 900 kilos yu teg la valeur bi rek yegg na ci 72 milliards juróom fukki milliards yu teg ñaar boo xoolee tamit li ca des muy hashish xeetu ñax la boo xamante ni moom it dañ koy utiliser mu nekk ñoll lañ cay lakk tey rek ëpp na 5 tonnes yu teg 5 tonnes 138 yoo xam ne ñu ngi koy lakk tey seen valeur rek bi ñu ko estimé ñun yegg na ci 45 milliards ñu saisi yoo xamante ni li ci ëpp marine nationale def na ko te def na ko ci en haute mer muy wane ni ay moyens la ay nit yu jóge ci yeneen réew parce que boo xoolee ju bëri day jóge ba Amérique du Sud ñu utiliser ay moyens di utiliser li ñu naan les routes maritimes ngir mën a ñëw ci sunu dëkk yi jaarale ko fi wala ñu mën a fee romb dem yóbbu ko faneen fi nga xamante ni moo leen intéressé trafic yu bëri jaar nañ fi du drogue rek mën nañ tuddit les faux médicaments trafic la yoo xamante ni day gën di yokk at mu ne
2019 rek ñun douane rek li ñu saisir ci drogue toll na ni 2 tonnes faux médicaments yi rek jël nañ ci lu toll ni 2 milliards ci valeur. loolu ren boo gisee tamit xëy na li tax mu wàññeeku tuuti ci chiffres yi xëy na lu mel ni feebar bi fi nekk muy Covid 19 nga xam ne frontières yu bëri xëy na tëj nañ leen état yëpp jox nañ seen bopp moyen ñu tëjee seen i frontières ba mouvement nit ñi mouvement marchandise xëy na wàññeeku loolu xëy na nekk na lu participer tuuti ci li phénomène bi wàññeeku mais bu dul loolu année yi ko jiitu yëpp da ngay gis ni phénomène bi yokk di yokku la. guerre di wàññeeku wala bon drogue di wàññeeku waaye guerre moom dafa mel ne ñu ngi koy seen ci penc mi ci réewum Sénégal ba nii loolee nag lu mën a dellu ginnaaw la buñ sukkandikoo ci askan wi laaj bi ñu samp ci penc mi àndoon nañ ci ak Awa Thiaw ak Souleymane Mbeng wala Seydina Mbaye yi nga xam ne dem nañu laaj askan wi nan la ñuy gisee guerre gi ñi joxañ baaraamu tuuma nag ñoom askan wi ñi ci ëpp ñoo di kilifa yi ndax nee nañu bu fekkee ne ñoom doxe nañu doxin wu rafet askan wi dinañu mën a topp ci ñoom ba loolee daal di jóge ci penc mi ñu teewlu boobu lay gëstu. corruption doon lu am loolu fii ci Sénégal suñu dëkk nekk mauvais élève ci li nga xam ne mooy lii ñi amalee corruption ci atum 2016 ba jamono yi ñu ngi daal di taxaw teem nekk 45% ci li nga xam ne noonu la ñuy amalee lii di évolution bi sénégalais yi ñu dajal di naqarlu bu baax bi la situation ba noppi di yaakaar ngir mu am coppite. waaw corruption war na fi mën a jógee ci dëkk bi ne boo xoolee ku nekk fañ la teg ngay liggéey la ngay am boo ko doyloo. Je crois ne corruption warul mën a am foofu waaw te tamit corruption day fekk ne nit ki day fekk moom la muy wuti muy droit am donc daf ko war a jël xam nga donc bu ci corruption amee rek donc ku ñuy corrompe moom kooku la neex waaw parce que dëkk bi naqadi goo xamante ne nii tamit ku si nekk boo seetu sa diggante ak sa borom rek si sa wàllu liggéeyukaay rek xëy na da nga def naka su dul noonu. lu ñu mën a def du lu mu mën a luxus de du lu ñuy luxus maanaam ay jëfin la maanaam yuy doomu aadama yi di mën a teg ci seen kaw bopp ñu mun ko lijjanti ba mu wasaadaal. ngir jëlee fii li nga xam ne mooy corruption te ñu xam ne yombul dara citoyen yi jàpp ni ñoom loolu mën a nekk la. dañuy am yaakaar ñu xool lu ñuy mën a def ñu mun ko fi dindi suñ ko mënul dindi tamit ñu mun ko wàññi ci luñ ko waxee ci maanaam ci luñ ko bataaxalee ci rajo yi donc ma gis ne rek suñ ko defee dina doon lu yokkute ci bépp réew. waaw pour ñu jëlee ko fi bu ko mën ne loolu nguur gi sax mën na ko fi loolu nga mën ne bu dee am na nguur gi mën na ko fi jëlee citoyens yi seen bopp ñoom ñoo ko fi war a mën a jëlee xam na lépp lu ñuy def seen droit la ñoo ko moom waaw seen droit la ñoom ñoo ko moom waaw man daal noonu laa gis ne loolu moo ko fi war a mën a jëlee waaw ñoom seen bopp état bi ak nguur gi waru ko fi mën a mais doomu aadama yi seen bopp ñoo war a xam li seen droit ñu di ko jël. journée mondiale de la corruption tey lañ ko fêté fépp ci àddina bi phénomène bi di continuer di law fii si suñu dëkk doo noppi di jaaxal suñu askan ñoom nag li ñuy laaj mooy mu am benn changement de comportement ngir ñu mën a dàqal corruption bi nga xam ne mu ngi yàq lu bari ci biir suñu société bi. Awa Thiaw jaajëf ñu wutali Géejawaay foofee ay ndaw yu takk taxaw ngir doxalin woo gën a ñoŋ ñuy sàkku nag si nguur gi ngir doxalin li nga xam ne moo jëm si njàng meeg njàngale mi niñ koy doxee si réewum Sénégal ak coppandi daat si am coppandi googu ñu jaare ko si xool coppandi gi nga xam ne war nañ ko def si làkk wi ñuy jàngee ndax nekkul loo xam ne am ngëneel la si tout tànk yi jàng ñoom ndaw ñooñee nag ñu ngi sàkku bu baax nag ñu xoolaat li nga xam ne moo di doxalin wi gën a xemmem loo ndaw ñi réewum Sénégal bañ mu fee toog ngir tekk fii ñaan seeg Mamadou Lamine Fati. fexe ba taxawu ci jàngum ndaw yi le dina tax ba seen ëllëg mën a ñooñ lu nu mel ñi nga xam ne ñoo nekkee ci mouvement jeunesse action pour le développement nekkee ci Géejawaay di ko jël def ko seeni moomeel. donc tey jii war nañ xoolaat suñu système war nañ defaat benn assise wala état généraux boo xam ne dañu war a toogaat càmbaraat gëstuwaat lépp loo xam ne mooy suñu éducation boole ci daara yi boole ci njàng mu olof bi boole ci lépp parce que munoo dem sans sa culture la culture est la base de tout développement la Chine maîtrise sa langue les autres pays qui se développent ils maîtrisent leur langue aujourd'hui war nañ mën a xam sunu langue
di jàngee suñu langue di jokkook suñu langue donc foofu la ñu war a poser suñu base de développement. ndaw yu bari yi di jël gaalu looco yi di dem ci géej gile war naa tax nguur gi xoolaat bu baax a baax lu muy defal ndaw yi lee ci dëkk gile du nu mel di gëm-gëmu kiy jiite mouvement jeunesse action pour le développement. mbëkk mi xanaa lu dul xol bu jeex lu dul tristesse boo gisee vraiment li xew nga xam ne vraiment y a de quoi revenir sur terre mais aussi y a de quoi État Sénégal revoiraat ses politiques d'emploi et ses politiques de développement parce que tey jii war nañu mën a xool exactement li nga xam ne moom la population bi soxla ñu leen koy defal tey jii war nañ bàyyi les licences de pêche yu ñuy jaay parce que ñun ñoo ko gën a soxla fu mu nekk nii gox yi nga xam ne ñoom ñooy sàmm gox yi nga xam ne ñoom ñooy napp gox yi nga xam ne ñoom ñooy bay ñoom ñoo fi am problème te loolu buñ ko réglé wul du ñu am développement parce que développement mooy lan maîtriser sa agriculture nag c'est un tout c'est la pêche c'est l'élevage c'est tout. gunge xale yi ndaw yi ak seeni waajur ci wàllum jàng doon na li nga xam ne mooy bëgg-bëgg mouvement jeunesse action pour le développement ak Guédiawaye ñoom sax ñu ngi woo nguur gi le mu xoolaat bu baax a baax taxawaay yu mu war a def ci ndaw yi le jugee Guédiawaye wutali Kolda foofee SEDAF ba fa di centre départemental bi nga xam ne mooy taxawu soxna yi si wàllum tàggatoo loolu nag mu leen soxal moo di xeex ak li nga xam ne moo di jàngoro yu ñu duppee Sida loola waral nag daanaka ayu bés juróom-ñeenti fan bés ni ki tey jàpp fukki fan ak juróom si weeru décembre bi ñu dëkkmal loolee la ñuy amal ay bëccëgu daal di xool soxna yi ndax amuñu loolee di jàngoro waaye tamit gën loo leen bàyyi loolu seen xel si lépp lu ñu mën a def ngir mën see mucc si taxawaayub ki nga xam ne moo jiitee googulee kër di madame Danielle Bassène Faye di leeral bu baax a baax ne donte nag bëccëg biñ koy ubbee xaw na daal di néew waaye teewul ñu amal ay jéego yu mag a mag ñu teewul ay kàddoom si micro Seydou Diatta. waaw dañ ko def de façon sobre pour encourager nit ñi tam ñu bañ a fàtte ne ñu ngi ci contexte su mbas bi moo tax mobilisation bi xaw a néew pour mën a respecter les mesures barrières donc semaine femme sida bi ministère de la femme la famille le genre et la protection de l'enfant jagleel jigéen ñi du 9 au 15 ñun waa SEDAF de Kolda ñun ñoo koy mëne ci région bi ndaxte ci région yi yëpp Kolda dafa bokk ci les régions marquées comme rouge mooy maanaam fa la ñu gën a fësal jàngoro bi moo tax ñun ñu bëgg ci dugal suñu loxo bu baax a baax a baax moo waral semaine bi yëpp presque dañuy def ay dépistage ci Vélingara Mif ak fii donc ay jigéen yaa ngi yëngu ci département yooyu yëpp donc en tant que représentante du ministère de la femme ma lancé appel à tout le monde maanaam njaboot ji ñun jigéen yi ñu ngi ci woo góor yi jeunes yi ñëpp daal ñu ngi leen di woo ci xeex bi parce que tey bëgg nañu ñëpp vraiment ñu xam seen statut dépisté wu ndax ñu teel a mën a jël en charge seen bopp. mbas moomee tax mu ne bëccëg ba xaw a géey tuuti moom la ñuy wax tolluwaayam si réewum Sénégal dafa mel ni ginnaaw xayma bi nga xam ne def nañ ko si junni ak benn test yi nga xam ne def nañ ko benn fukk ak juróom-ñeent ñoo si am yes mbas mi fanweer ak ñett ñoo xam ne xam nañ ñi leen ko wàll kenn koo xam ne biti réew la ko jëlee ak fanweer ak juróom ñoo xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee ñeent fukk ñooy jarag yi maanaam ñi nga xam ne wér nañ ci mbas mi fukk ñoo xam ne jàngoro ji lotta na leen ak kenn ku mu faat ni ki démb kon lu toll si ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ñooy ñi siy faju jamono ji ñu wax ci leneen di campagne bi nga xam ne moom la ñuy amal fan yi yëpp nag ci réew mi campagne nationale bi nga xam ne mooy gën a bijji gox yeeg gox-goxaan yi plan national d'aménagement bi nga xam ne ñu ngi koy amal loole nag ginnaaw Tamba wutale nañ fi nga xam ne moo di Saint-Louis dalal na kuréel gi nga xam ne wala bon mbooloo mi nga xam ne ñoo bokk ci jëriñ yi nga xam ne mooy wàllum collectivité territoriale loole nag bañ fa yeggee waxtaan wala la fa gën a joy moo di jafe-jafe wàllum suuf moom lañ doon waxtaanee ngir xool naka lañ ko mën a saafara ñu ànd seeg Adama Sarr ak Cheikhou Gaye région bu Saint-Louis daal dina dalal jëwriñ gi ñu dënk lépp lu jëm ci wàllu collectivité territoriale développement ak aménagement des territoires li ni mel nag jëm ci fësal gi ñuy fësal lii di plan PNADT ngir gën a joyantiwaat suñu territoire yi ak bile plan nag
région bu Saint-Louis mën na cee jaar gën a suqaleku. La région de Saint-Louis qui nous accueille aujourd'hui, à l'instar de la quasi-totalité des régions du Sénégal, dispose. région wu Saint-Louis mi ñu dalal am na lu fi nekk ci wàllum koom-koom mu nekk lu am solo rawatina wàllum mbay napp ki tamit buñ ko fàtte am na taxawaay bu baax fii ci région bi tourisme bi naka noonu boobu le secteur nekk lu am solo ci région wu Saint-Louis gis nañ sax am na parc lu ci mel ni parc bu Djoudj. À travers les réserves et parcs, je pense à Djoudj, je pense à Gëmbël. teewul nag am na yenn maire yoo xamee ne am nañ tuuti jaaxle ci bile plan. Mbaan dafa nekk commune bu kaw a yaatu carrière yi nga xam ne foofu la ñu doon amee recette foofu la ñu doon daggee ay ticket pour ñu am si dara foofu la ñu bëgg am fi ñu dëkk yi nga xam ne amoon nañu ay toolu ceeb yi nga xam ne foofu la Mbaan am ay toolu ceeb am délibération am lépp loolu boo fekkee ne dem nañ ba ñu dagg ko kenn xamatul lan lay niru. waaye bu ñu sukkandikoo ci gouverneur bu Saint-Louis ak plan bu bees bi lépp luy jafe-jafe jëm ci wàllu ko suuf daañu ko saafara. ci Saint-Louis yaakaar naa lu jëm ci wàllu problème mu foncier dañ ko fi jànkonteel mu nekk loo xamante ni bis bu ñu xëyee daanaka dinañ ñu diggante dëkk ak dëkk sàngamkat am na fa ay problème parce que xamuñu fan la dëkk bi yem wala dëkk bi fan la yem. outils yi nga xamante ni présenté nañ ko bu ñu ko jëfandikoo yaakaar naa dinañu permettre ñun ñu mën a passer loolu nga xamante ni moom mooy ay problème conflit foncier. région bu Saint-Louis ñetti département la am ak ñeent fukk ak benn collectivité territoriale. Adama Sarr jaajëf toll na si 4 milliards yoo xam ne nguur gi yaxanal na ko si wàllum koom si njàppandal kër gi nga xam ne mooy yaxanal wàllum courant ak énergie si réewum Sénégal di AEME ñoom nag dañ doon amal ab CRD sa diwaanu Njaareem ngir mën a taxawul lépp loo xam ne moo jëm si yaxanal wàllum énergie waaye tamit gën a càllawle li nga xam ne moo di ñëpp mën a jotandi si li nga xamante ni bii moo di lampe yu leer li ñuy wax éclairage public taxaw nañ ci bu temm te loolee bëgg nañ ko wasaare fépp si réewum Sénégal ba kenn du ñàkk gis sa bopp si ak leeraange waaye tamit ak kaaraange ñu dem ba Njaareem fekk fa góor a ndak lu ak Thierno Faye. wàññi dépense ci électricité naka noonu it fexe ba ful lii di énergie ak éclairage public loolee di xememteefu agence bi yor wàllum économie ak maîtrise énergie ci réew mi ginnaaw ba ñu dajee ci njaareem ngir waxtaan ak ñii di yeewoo ci Bawol Saer Diop di xamle lan moo tax a jóg kuréel giile di AEME. at mu nekk dañoo am objectif wu li nga xamante ne mooy facture courant wu état bi nga xamante ni romb na ñeent fukki milliards at mu ne ñun ñu nekk ci bureau yi ñu koy dépenser état bi di ko fay ñu fexe ba wàññi ko programme boobu nag AEME tax na ñu économiser ci lu toll ci juróomi milliards ci li nga xamante ni daanaka laajul benn investissement du loo xamante ni looy jënd di remplacer la waaye dañuy xoolaat facture yi ceytu ko ndaxte ñu bari sax seeni facture li tax muy cher dañuy dem di inscrire ci police boo xamante ni nii ñoom waruñu inscrire foofu muy indi yeneen pénalité yoo xam ne ñu ngi koy tuddee prime fixe à lu mel noonu yaakaar naa ni délégué régional u Sénélec bi mi ngi may dégg kon ñun chaque année dinañ analyser lu toll ci juróom-ñeenti junniy abonnement yoo xamante ne état bi def nañ ko ñu def ci ay correction loolu tax na en tout cas ñu économiser lu toll ci juróomi milliards. moom njiital la agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie yokku ca ne ñeenti milliards ci suñuy koppar loolee la état bu Sénégal économisé mu di résultat bu jóge ci taxawaayu AEME. njariñu économie d'énergie autorités yi gis nañ ko moo tax le président de la République wax naa ko ci conseil des ministres 30 septembre bële validé na benn projet boo xamante ni nii dafay permettre AEME mu wut lu toll ci 90 000 lampadaires pour jàppale communes yi ndaxte ñëpp xam nañ ni communes yi dañoo am problème par rapport ak éclairage public boo ñëwee ñaari problème lañ am mooy bi ci njëkk lampe yu bari yee fa nekk lampe yuy consommer courant bu bari la nga xamante ni benn lampe rek mënoon na taal lu mat ñeenti lampe kon lampe yooyu danañ ko remplacer waaye dinañ leen permettre aussi ñu am benn formation ak accompagnement boo xamante ni la gestion de l'éclairage public dañ koy mën a def correctement
aussi di gën a yaxanal énergie. ñu amal ab CRD ci njaareem agence bii di saytu wàllum énergie ne fas yéene na taxawal benn programme d'information naka noonu communication ngir ñaax ñii di professionnels yi naka noonu askan wi ci njariñul la énergie ci réewum Sénégal. Gora Ndack Lo jaajëf ñu jógee njaareem ñëw Wakaam foofee nag la makkaanum jëriñ ji nga xam ne mooy wàllum napp gi ci njiital Alioune Ndoye ci boppam daal di daloo lu toll si fanweeri gaali looco yoo xamante ni bi ñu ngi ko defaree fibre vert waa CFAO ñoo ko jàppale ñi nga xam ne ñoo nappkat yi foofee sa Wakaam moom mbégte gu yaatu la waaye dina wasaaroo si réew mi si fanweer ak juróom-ñetti bërëb yi ñuy nappee nappum cosaan loolee la jëriñ ji xamle moom si boppam sax moo ko war a daal di séddale toll na nag gaal goo xam ne am nag jumtuwaay yu mën a toll si fukki doomi aadama yu mën a jël waaye la muy jëfandikoo si carburant moo gën a yees la gaal yi ñu daan jëfandikoo si bant bi di jël bu ñu sukkandikoo si ndaje la nga xam ne fekk woon nañu ko ndey naa si Diop Diouf ak Moussa Fall. Sénégal teg na ab jéego bu mag ngir yeesal napp gi ak fanweer ak juróom-ñett gaalu fibre vert yi napp gi dina gën a suqaliku bu ñu sukkandikoo ci ministre de la pêche Alioune Ndoye. nuyu di leen gërëm di leen sargal ci turu président de la république son excellence Macky Sall bi nga xam ne moom laa teewal tey fii pour recevoir fanweer ak juróom-ñett gaal en fibre de verre yi nga xam ne CFAO da ko may département des pêches pour mu jébbal ko fanweer ak juróom-ñett CLPA yi ne ci réew mi sànq maire wax na ci séddale bi na jàpp ni CLPA bu ne ci réew mi am na gaal en fibre de verre waaye ak équipement bi muy àndal ni sama département jënd na itam fanweer ak juróom-ñett moteur de 40 chevaux pour que tout de suite derrière ngeen mën a jëfandikoo embarcation yi. gaalu fibre vert yi ay ngëneel kese la lu ci mel ni yokk kaaraange nappkat yi ci biir géej gi wàññi consommation carburant bi ba noppi tamit gaal la yi nga xam ne duñu diig. ci taxawaayu CFAO ci programme bu am solo bi nga xam ne son excellence monsieur le président de la république dafa yéene soppi lépp lu ñu yoroon ci gaal yoo xam ne gaalu matt la ñu jox ko transformé ko ci gaal yu développé yu mucc ayib te yooyu muy ay gaal yoo xam ne fii ci Sénégal lañ ko defaree yii ñu defare ko fii ci Wakaam muy déjà ngëneel bu am solo parce que ay doomi réew mi ñoo koy liggéey même bu dee CFAO ñoo koy def bu dee gaalu fibre de verre la moom sama xel day dal parce que ab gaal goo xam ne mënul diig kon lu mu jafe-jafe ci géej gi gaal ba du diig loolu déjà am na solo gaal goo xam ne ca la ngay napp ni nga koy dencee ba yegg ci wàcc ci tefes bi conditions yu mucc ayib la moo gën moo tane ca la ñu am ba léegi maam ba léegi ñoom xam nañu saa yu ñëwee am na pàcc boo xam ne dañ koy ñàkk mooy li ñuy wax les pertes post capture lii day permettre nga xeex loolu it am na ci solo. ci fàttali usine bi defar gaalu fibre vert yi 29 janvier 2019 la ko ancien ministre pêche bi di Oumar Gueye daal di inauguré loolu lépp nag di dugg ci projet njiitu réew mi ngir jële fi gaalu mat yi daal di fiy teg rek gaalu fibre en verre. day naa si Diouf jaajëf xamlek tey dañ leen di xamlek gox bi wala bon diwaan bi nga xam ne moo di Diamniadio dëkk la boo xam ne nag màggatee fam ñëpp seetlu nañ ko si Ndakaaru ginnaaw bi nga xam ne bëgg nañoo wàññi jafe-jafe yi nga xam ne mooy am fii si diwaanu Ndakaaru loolee waral nag di diwaan boo xam ne day màgg bu baax a baax loolee di loo xam ne ña koy dund ñu ngi koy gis waaye askan wa tamit ñoom li leen jaaxal moo di daa mel ni benn pàcc rek kay màgg beneen pàcc ba ñu ngay des si ak njaqari dëgg ñu ànd ak li nga xam ne moo di boobalee xamle ak Babacar Seck. Diamniadio jàllal ndànk dem sa yoon ci séeréeru Sine li ko sanc bokk na ci njënd ak njaay mi nga xam ni daaneen ko fa def croisement Diamniadio ñu xam ko ba ci bitim réew coppite bi mu ngi door ci booru atum 1940. mais mun naa la wax ne ñun ñoo fi nekkoon te ñi fi daan jaay ci jamono yooyu bu njëkk ba bi ma la waxee waa entreprise ñëw di defal tali yi dem Mbuur benn maire bi ñu wax maak ci nga moo fi njëkk jaay séeréer la jigéen ak Fatim ak Njéeme
ñoo fi daan jaay booba nit ñi ñoo ngi jaayee fële Sébikotane ca gaar ba kër filfili ba booba gaar bu yàggul gaar xam la ñu ko dee boobu yàggul gaar bu mu nga foon dañ daan doxe dugaat di jaay foofu kamaate papaay ak yooyu maire yooyu nag ñoo doon def test ci angal bi tubaab bi ba samedi la ñu daan ñëw wala dimanche waaw nit ñi nag di leen fekk si bi mu nekk tey Diamniadio. commune Diamniadio ñu ngi ko sos ci 2002 ak askan wi nga xam ni ñu ngi doon wàll si di dëkk si Diamniadio ak taax yi nga xam ni ñu ngi ko fa doon gis tax na ñu sos commune bu Diamniadio ci atum 2002. bi ñu demee ba 97 nun ñi man Moussa Ndione ak ñoom Abdou Gaye Assa Serre ñu ñuy demandé Diamniadio commune aussi équipe la woon demandé pour Diamniadio jox ñu commune ñu jox ñu commune 2002 moom le 2 février 2002 ci la délimité commune de Diamniadio. Diamniadio ak taabalu njaayum fruit yi nga xam ni ñu ngi koy gis ci ñaari wàllu yi seq route nationale bi daanaka benn la njaay moomu nag lu ci ëpp jigéen ñi ñoo koy def. kaw tëli bi lu tax ñu taamu ko mooy clients yi dañ koy soxla waaw da nga gis ku jóge ba këram jóge Tëngéej ba Diamniadio léegi rek ki ma doon jaay Tëngéej la jóge mu ne Diamniadio moo gën a yomb fruit waaw te bi ñuy jaay fii tamit booba fii àll la comme marché yi ak yëpp amul am na ñoo xam ne dañuy dem Kaolack ñuy jëm fu nekk ci région yi léegi au lieu ngay dem di dugg biir syndicat wala Sandiniéry wala yi nga naa xaaral ma dem ba Diamniadio boo jaaree ci kaw tëli bi jigéen ñaa ngi jaay foofu. bokk na ci Diamniadio gox yi nga xam ni ñoo ko wër yu ci mel ni Déni Malick Gueye wala Dougar mu nekk bërëb yoo xam ni dem fa jafe na. métti dañuy dëkk ci changé daw lu ñu liggéey dañuy liggéey mais lu ñu liggéey dañ koy changé organe dañuy defar lu ñu liggéey changé waat ko liggéey waat ko defaraat ci métti na trop surtout hivernage nag c'est bu tawee dañ toog 2 jours 3 jours du ñu liggéey. en plus boo wàccee dafa am ñoo xam ne bu ñu wàccee guddi dañuy jaar ci yoon bi normalement war nañu mën a defar lumière boo xam ne dañuy yóbbu ba Dougar ku wàcc mën a am fu gis fooy jaar ba dem parce que oto yi fii 22 heures dañuy wàcc parce que mun ñoo daw ci guddi ci lëndëm gi. ci Diamniadio pôle urbain bi fa la nekk lépp luy jumtukaay ak ay tabax yu ànd ak jamono foofu la nekk loolu tax ñenn ci askan wi jàpp ne ñaari Diamniadio moo am. parce que on a un sentiment que ni Diamniadio ñaari Diamniadio moo am boo xam ne nii dara manqué wu fa ak boo xam ne nii dara amu fa. te loolu aussi je pense très bien que ni commune yi rek mënuñu koo gérer il faut forcément état gën cee dugal loxoom ba tax bu defaree stade olympique ci pôle urbain bi defar fa arena ci pôle urbain bi commune de Diamniadio war na leen war a mën a defaral benn sagaru stade boo xam ne jeunes dinañ ca mën a football def ci seen activité nawetaan def ci seen activité sportive te du yàq dara ci diggante bi parce que tey état moom moo amee responsabilité wu développer les communes moo amee responsabilité wu développer Sénégal de manière générale. chantier yu bari yi nga xam ni am na ci biir pôle urbain bi. waroon na mën a tax bépp ndaw bu yeewoo ci département bu Tëngéej am xëy waaye loolu amul ndaw ñi di ko naxarlu. xam nga tey dañu jàppoon ni mais malheureusement loolu mbetteel la ci ñun dañu jàppoon ni pôle bi bu ñu ko créé ak li fay am ci ay emploi ak programme bi président de la république mettre en place pour jox ndaw ñu xëy ñun jàppoon nañu ne bu ñu créé pôle bi Diamniadio dootoo gisanteeg jeune boo xam ne dafa bëgg liggéey te du mën a liggéey te tey la gën a yokk. tey jeunes yi dañuy jóg 5 heures du matin di dem ci pôle urbain bi di dem ci parc industriel bi pour am fa liggéey mais mënuñu fa am liggéey parce que dañuy gis bu ñu ñëwee ñoom ñi dëkk Diamniadio dañuy gis ne ñeneen la ñuy préféré gaareel leen ay oto wàcc leen ñu dem liggéey fa peut-être parce que ñooñu am na ñeneen ñu leen teel tànk wala ñeneen ñu leen di recommander alors que ñoom waa Diamniadio amuñu loolu xëy na moo tax alors que malheureusement warawul demee noonu. donte mairie ba mu ngi def ay jéego yu am solo ci wàllu yu bëri am na lu des maire ba di woo nguur gi ñu dollee leen jàppale. ndimbalu état pour ñu jàppale ci parce que Diamniadio comme ni ko ñëpp xamee et comme président de la République aussi ni mu ko xamee defe naa ni am taxawaay bu mu ci taxaw pour que Diamniadio pôle baa ngi fi mais Diamniadio bi ci des aussi nekk ci condition yoo xam ni dina permettre wax dëgg yàlla ñu nekk ci Diamniadio bi duñu am benn kii par rapport ak ñu nekk ca ci di dund ci pôle ba naan loolu président dañ ci bàyyi xel autorité yi dañ ci bàyyi xel ba Diamniadio ñu xam ni yaakaar naa ni fii ki at dañuy jàpp ni dëkk du ko gën a am solo ci Sénégal dëkk du ko gën a important ci Sénégal ñu bàyyi xel ni am na donc ay infrastructure yoo xam ni da ciy war. Diamniadio bokk na ci gox yi nga xam ni ci biir département bu Tëngéej nit ñi bëgg nañ ko lool waaye daanaka suuf su askan bi mën a dëkk amatu fa dolli ko ci pôle urbain ba ni muy développé
nar na lompañ commune bi. jaajëfal ko Babacar Seck mi ngi doon nataal jëm ñaajo ak ñaari xar kanamam yéen ñi jàkkaarloo woon ak suñu xar kanam di teewlu kàddu yi tey taataan xibaar yi jataay bi buur na geneen jataay 19h45 la doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Adama Anouchka Ba waaye laata loolu laatootal day wéyandi ak Cheikh Hassana Fall.